jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey mercredi 22 décembre 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay yi ma ci ànd ak Amina Ndiaye maa ngi lay siyaare. ziar la bu weex Omar di ziar képp ku ñu suivre saa su nekk sur la bpactu te dalaatal leen jàmm seen xibaar revue de presse. journal bu Libération lañu koy daal di ubbee mu daal di fësal article goo xamee ni fës na lool ci yenn ci journaux yi tey ci mbirum suñu njiitum réew ak mbirum gaz ak pétrole. noonu la demee Omar moom la ñu fësal ci journal Libération xëdi njëkk yi nee na li nga xamante ni moom moo di wàllum pétrole ak gaz suñu njiitum réew daal dina ci solde ses comptes ci conseil bi nga xamante ni amaloon na ko ginnaaw loolee nag mi ngi yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci ñenn ci sénégalais yi ci yëkkati seen kàddu te amuñu ci benn information boo xamante ni fondé na kii nii di Abdoulaye Daouda Diallo nag moom nee na dès 2023 incha allah Sénégal dina xaar croissance bu rëy ci chiffre pétrole yi. leneen la nga xamee ni fës na lool ci journal bu Libération itamit mooy mbirum arnaque la xawma ab sàcc la dañ ko mën a tuddee ci diwaanu Trésor ay nit yi nga xamante ne ni ña nga fa woon Amina doon fa liggéeyee moom ab coppeeku goo xamante ne ni am na fa ci wàllum jël xaalis gu bëree bëri lañ fa jël. Omar woowee ko détournement moo am ci li nga xamante ni moom moo di trésor public bi mbirum 4 milliards 600 millions de francs CFA la ñuy waxtaanee depuis démb ba tey yoon tegoon loxo nag ñaari inspecteurs yi nga xamante ni jotoon nañ faa jaar ñi nga xamante ni nag ñoom lañ tegoon loxo yoon ñoom la doon jéem a entendre démb ngir ñu joxe li nga xamante ni moom moo di seen version des faits que ci njëkk di wuyoo ci turu Abdoul Aziz Diop nekk percepteur bu Mbacké atum 2015 ba avril 2021 mise en cause bi moom ñoo ngi koy toppee lu toll ci 2 milliards 459 millions 435 mille 371 francs CFA Mouhamed Ndiaye nekk percepteur bu Saint-Louis 2020 ba avril 2021 moom tamit ñoo ngi koy suspecté ci somme bu toll ci 2 milliards 225 millions 800 mille 565 francs CFA ginnaaw li nga xamante ni nag moom la ñu joxe comme argument muy que ni seen système informatique bi moo am problème looloo tax gisuñu li nga xamante ni moom moo di entrée ak sortie xaalis boobee mais ñoom nekkul xaalis boo xamante ni ñoom ñoo ko jël en tout cas daal mbirum informatique ba lañ ko daal di jiiñ. comme informatique ba la ñu ko jiim nag Amina l'observateur itamit ñëw na ci parce que milliards la yoo xamante ne ni ay milliards yu takku la 4,600 milliards de francs CFA ak ay poussière yaakaar naa ne fu mu génn dina impacté bu baax. Omar ne ma poussière yi mooy 1 franc yañ fa compté ak 2 francs yañ fa compté ndax ñoom compté nañu ba compté waale li nga xamante ni moom moo di moyen de santé journal l'observateur daal dina ciy ñëwaat ci ñaan yi nga xamante ni ñoom la ñu dut baaraamu tuuma milliards yaag lu topp réquisitoire introductif bi nga xamante ni procureur bi def na ko ak mandat de dépôt bi nga xamante ni door nañ leen ko système interbancaire bi nga xamante ni nag nee nañu am nañu ay probable complicité yu nekkoon seen biir 6e retour au parquet pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci réseau de trafic de passeport diplomatique bi tamit daal nañ koy fësal. loolu koy Amina Ndiaye nag lu war a fës la ay milliards moom ku ko yor dina feeñ ci yow ndaxte seen bu ñu xoolee seen ay salaire xool seen i billet bu dee door nañ dinañ ko xam ndaxte liggéey bi moom du mënul gaawee noonu. Omar yow mu daan sol fëgg jaay boo xëyee sol Louis Vuitton ñu ne déedéet nga laal Gucci teg ci sa montre Rolex original kon jàppal ni bu boobaa moom dinañ xam ne moom moo ko. am sax nag ci loxo yàlla la waaye leneen la nga xam ne gis nañu ko Amina ba tey suñu njiitum réew mooy kàddu yi mu yëkkati woon rek ci mbirum pétrole ak gaz ndax Ahmed Aïdara moo naan suul gaz du ko teree xeeñ ba tax na nag gaz boobee moom moo daal di xiñ xunn ci journal l'Observateur suñu njiitum réew daal di ciy waxaat daal di taper sur la table cette fois-ci nag moom dafa def discours guerrier boo xamante ni xoolu ci kenn koo xamante ni tey jii dina ko ci mere am déet nee na li nga xamante ni moom moo di wàllum gaz bi ak pétrole bi mu daal di génne xaalis bu bari nekkul xaalis boo xamante ni dañ ko war a jël pour augmenter salaire yi Sénégal soxla na leneen loo xamante ne war nañ ko faa mën a utiliser soxla na yeneen nuñ koy waxee sax immeuble yu ñu ci war a tabax yeneen société yu ñu ci war a taxawal yeneen perfection yu ñu war a defaat ci biir réew mi mais xaalis boobee nekkul xaalis boo xamante ni dañ koy jël yokk ci salaire Omar Diop wala ñu jël ko yokk ci salaire Amina. ak lu ci mën a xew rek na ko yëg na ko réew mi jëriñoo na ko réew mi yëg leneen la nga xamante ni tiis la ak métit ndax mooy mbirum pédocriminalité lu toll ci 53 xale yu jigéen doon ay mineur maanaam toll ci 15 16 17 amaguñu 18 ans ñu leen di sàqu di leen teg ay métital di leen violer yaakaar naa ni métit la de.
Omar li ca gën a metti ca gën cee daw yaram ci biir 53 yooyee nag saytu nañu ci ñaar ci ñoom yoo xamante ne dañoo nekk en situation d' handicap maanaam daal soit mënuñoo dox normal wala seen loxo am na handicap wala leneen ak leneen ñaar yooyee seen waajur bu góor moo leen doon sàkku ba ñu daal di ciy jëlee li nga xamante ni moom moo di wann lor mu nekk mbir moo xamante ni nag yéeme na lool chiffres yu révoltant yi nga xamante ni moom la ñu génne ci wàllum abus sexuel des enfants 53 mineurs yi ñaar ñooñee nag nekk nañu loo xamante ni marqué na képp kuy lire tey jii journal L'Observateur. viol moom kuñ ci jàpp dañ laa war a tëj à vie viol kuñ ci jàpp à vie lañ la war a tëj ak ay détournement de mineur ndaxte xale bu ndaw bu xamul dara yow ay lii dañ cee war a jóg. ñenn ñi tàmbale woon nañ ko voté ci réewum Sénégal ñenn ñi naan waaw ñenn ñi naan déedéet mais tey jii bu ñu jëlee bu ñu criminaliser li nga xamante ni moom moo di viol day tax daal ku jógoon ngir def la bon di nga xam ne ci kaso bi ngay dee. ci kaso bi nag sax nga war a dem ndaxte bu ñu jëlee ay simol yooyu yëpp di ko criminaliser waruñu fa woon bàyyi ay viol parce que li benn la rek Vox Populi daal di ñëw ak ñun ci libération wu ñoom kilifa waaye nag kilifa génn na am na beneen député nag boo xamante ni moom dugg na. kilifa génn na daal di jël place am jox ko beneen député bi ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Biaye ak Boubacar Sall ñoom ñaar ñi nga xamante ni tamit bokk nañ ci tuumal la passeport diplomatique yi ak li nga xamante ni moom moo di wàllum visa député Mamadou Sall Sadio Dansokho ñoom ñaar ñoo ñëkk a dugg juge bi daal leen di teg benn mandat de dépôt Boubacar Biaye nag moom mooy xaar sooram ba xam mandat de dépôt lañ koy dóor wala ba xam dañ koy daal di bàyyi mu daal di ñibbi këram loolu dinañ ci ñëwaat. waaye keneen ka nga xamante ne ni lekkul ay moom muy Aïssatou Tall Sall ngaari buur gere métit gi nga xamante ne ni am na ko ci mbirum homosexualité fii ci réew mi yaakaar naa ni ñëpp ciy ànd ak moom ndax neexul kenn. moo tax boo nee Sall ngaari buur gere dama koy daal di répété waat lekk Omar moom Aïssata Tall Sall nee na li nga xamante ni moom moo di wàllu homosexualité duñ ko mës a accepté ci réewum Sénégal Sénégal taxawee na position ferme boo xamante ni du may kanam benn yoon li nga xamante ni moom moo di wàllum góor jigéen donc jarul lem-leemal jarul layame comme ni ko daam moj di waxee. bii damay ànd ak waa ñi nga xamante ne ñoom ñooy ànd sàmm jikko yi ndaxte nag homosexualité moom ci réew suñu borom moom mooy jëlal boppam ay décision dëpp na fi sax ay rëkk ci ndax loolu yaakaar naa nag suñu réew mi ñun namm nañ ci leneen lu réew mu dëpp góor jigéen moom fa mu xam na jëm bisexuel fa mu xam na jëm beneen ba bu jigéen di def giwin fu mu xam na jëm leneen la nga xamante ne ni wàllum tàggat yaram la muy football Amina doomu réew mi dafa ci na dafa ci na jaloore muy Boulaye Dia nekk ci diwaanu Espagne ci club bu Villarreal démb nag ñaari biir dugal def benn passe décisive. ñaari bi teg ci benn passe décisive ci li nga xamante ni moom moo di liggéeyam bi looloo waral nag jamono ji daal dinay placé Villarreal ci top 10 bi. yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne ni suñu sag la de. suñu sag la lool doomu réew di wane boppam ak fépp fu mu mënti doon gàcce ngalaama. France 19e journée choc bu rëy rëy ci diggante Monaco ak Rennes. noonu la demee 19e journée bi Monaco ak Rennes war a tasante ca diwaanu France ci li nga xamante ni moom moo di compétition bi ndaw match bu neex. ndaw match bu rëy Atlético itamit wala Liverpool dina jàkkaarloo ak Leicester mu nekk ay match yoo xamante ne ni ay match de choc la ay match yu ñuy xaar la ay match la yu neex a neex. ci beneen sport muy suñu sport national muy làmb suñu làmb daal di ñëw nag fësal Gaston Mbengue gis nañ ko keroog gis nañu Aziz Ndiaye ci li nga xamante moom moo nekkoon face to face Balla Gaye Bombardier bi Wally Seck doon animé teeru bi ci micro Lutte TV am na ay kàddu yoo xamante ne yëkkati woon nañu ko ci côté Aziz Ndiaye ñu bañoon bëri ak Boy Niang wala même bu dee dañuy bëri ak moom dinañu bëri seen yenn combat yi ba pare Boy Niang tamit jàll ci leneen ba may ndam Gaston Mbengue nag moom nee na calendrier defar na ko ba pare teg na ba pare te kenn du ko teggi nag ku ci nekk ci ñoom ñaar dale naa woo woon signé loo leen contrat ba ñu daal di koy signé donc Aziz Ndiaye amul lu muy décider foofee kii nii di Gaston Mbengue nag nee na Aziz Ndiaye am na ay désiram am na ay bëgg-bëggam ci ki nga xamante ni moom moo di Balla Gaye 2 mais li nga xamante ni nag moom moo di décision bi moom moo koy jël moom mi nga xamante ni mooy ndey mbili gi. face to face Modou Lo Ama Baldé samedi incha allahu rabbi le 25 décembre ci arène nationale lay amee. ci combat bi war a dox ci diggante Baye Mandione ak Xoyantaan fi mu toll nii nag Luc Nicolas ak CNG dinañu jàkkaarloo pour problème mu sécurité
problème sécurité loo xamante ni moo ëpp solo lool ci làmb ji loo ciy gis lu mu neex mbirum sécurité moom moo ca ëpp solo comme ni nga ko waxee nag rencontre entre le CNG ak li Nicolas dinañ ko am pour loolee face to face bi diggante Modou Lo Ama Baldé samedi la incha allah cadeau de Noël comme ni ko Nicolas diggee woon sénégalais yi noonu la fas yéene amee ci samedi 25 bi. beneen revanche ba nga xamee ne kale nañu ko pour le 1er janvier prochain ñuy laajte lan moo tax Balla Gaye war a daan Bombardier. ana lan moo tax Balla Gaye war a daan Bombardier non seulement revanche la ci moom ndax ci ak fàttali bu gàtt Bombardier moo amoon ndam ci kawam daal di jël li nga xamante ni moom moo di roi des arènes bi revanche bi ñu daal di koy kale le 1er janvier incha allah Balla Gaye 2 tamit war a prouver Bombardier que ni. ba nga may daan xale laa woon ba pare teg ci bés boobee pareewu ma woon comme ni ko ñenn ñi di ko argumenté. mais pour ni ko ñoom Balla Gaye di argumenté. comme niñ koy argumenté wala sax bu bàyyeewaatee ki Bombardier daanaan ko rek day confirmer que ni Bombardier mooy xalif général am ci làmb. leneen la nga xamante ne ni métti na lool ci mbëri muy sanction financière bu CNG de lutte Amina Boy Niang digganteem ak Tapha Tine ñàkk na ci 2,680,000 francs CFA. ñàkk ci ndam ñàkk ci xaalis 2,680,000 francs CFA boo xamante ni dagg nañ ko Boy Niang ci diggante temps bu bari bi mu jël ci wàllum mystique bi ndax temps mu sangu cumukaayam dafay passé woon mu continuer ci ak yeneen ak saisi yi nga xamante ni fansami yàkkate nañ ko ci CNG bi. ak 5 avertissement yi nga xamante ni jël na ko Tapha Tine tamit lu toll ci 380,000 francs CFA lañ ko daal di dagg ci li nga xamante ni moom moo di temps bi mu jël ci cumukaay yi. Siteu 690,000 francs CFA 500,000 ci li nga xamante ni moo xew 190,000 mi ngi jumlu tamit ci wàllum saisi yi nga xamante ni moom la fansam yi daal di yàkkate Papa Sow lu tollu 300,000 francs CFA lañ ko daal di dagg. yaakaar naa ni métti na lool Amina métti na lool ci ñoom waaye nag ku sañ tabañ moom. sañ a nangu dañu nangu. waaw nangu nañu combat boo xamante ne préparé nga ko ay at ñàkk ci xaalis bu nekk tey ñu daggal la ci xaalis dina metti loolu waaye nag comme ni ko Gaston waxee woon ci diggante Balla Gaye ak Boy Niang rek mooy décider waaye cette fois-ci nag CNG mooy décider ci wàllu mbërikaay yi ak li nga xamante ni moom moo di règlement wu làmb ji. garaawul mbëri nañ sant Amina Ndiaye li lépp lu ñu leen dagg nit dina leen fekk ñu toog ñu may leen ko ndax ñi ngi seral xolu doomu aadama yi yaakaar naa ni leeral yi loolu rek la woon. lii la ñu indi woon ci xibaar revue de presse yi jaajëfal la ñuy ñëpp jox leen dig daje bu suba ak jàmm. jërë ngeen jëfati mbokk yi à demain incha allah.